la coach Matar Mbodj maa ngi liggéey ak fondation bi ñuy wax Women and Youth Foundation Co. Bon li tax ñu ñëw fii tey pour côté environnement la ak dimbali xale yi jox leen ay dons pour seen ouverture école moo tax ñu ñëw tey lycée Kër Moussa jàppale leen si côté boobu daal. non moom Fatou Diagne li ma gis si moom mooy am na engouement te bëgg na lu muy def te ñeme na dimbali nit moo tax mu créé fondation bi pour dimbali nit yi moo tax mu jaarale ko si fondation bi si côté yëpp la nag bul foo ne si côté environnement dimbali xale yi ak jigéen yi kese mais ñëpp si biir la ñu bokk donc moo tax tey ñu ñëw fii nii pour jàppale Kër Moussa. waaw instant bi si fondation mi ngi si ay projet yu bëri moo tax ñu dañoo commencé nii rek mais am na yeneen yoo xam ne mënaguñ si sori mais ñu ngi koy waajal fii ak fan yi néew rek di ngeen ko gis yéen ñëpp. waaw tey en tant que coach fondation bi nu mu demee nii mooy dafa ñëw andi impact dafa ñëw fekk basket mu jaaral si basket pour dimbali yeneen nit yi loolu la nekk di def nii maintenant ñu ngi si yoon si côté basket bi. pour dimbali xale yi ñu avancer ñu xam fi ñu jëm suba moo tax dañuy utiliser basket bi di si créer lu bëri pour avenir jigéen ak góor yëpp. waaw bon ñu ngi ñaax autorités yi yëpp nag côté bàyyiwuñu benn côté ñu gën a jàpp si sport bi jàpp si basket bi bu baax a baax loo xam ne nii ñu ngi leen koy ñaax daal ñu gën si góorgóorlu ñëw soutenir fondation bi bu baax. waaw foofu soo ma si laajee moom day xaw day wax depuis ma ne xale laa fi commencé ñëw donc boobu maa ngi basket du tay quoi donc bu ñu ma nee kañ dem Kër Moussa pour programme yi nii dama siy sawar trop bien vrai Fatou ñooy liggéey mais Kër Moussa ak Laay ko su Laay dañoo yàgg ma moom foofu si fi laa bokk presque waaw. Merci. Ok, je vous en prie. Merci.